20h40 sunu gan Alioune Fall salaamaaleykum. waaleykum salaam Babacar. di nuyu El Hadj Ndiogou Diène. Alioune Fall nekkoon nga fi ay jamono journaliste li ñu bëgg a waxtaanee ak yow tey mooy àtteb Lamine Diack ba ñu tàmbali ca Paris démb tey sax du am audience ëllëg lay dooraat Lamine Diack mi fi jiite woon wàllu athlétisme ci àddina ñu téye ko ci France daanaka juróomi at a ngi ni mënta génn foofa ndax ñu ne dañ koy tuumaale ku ger ci lañ ko dénkoon ci fédération internationale d'athlétisme sa njàngat ci procès bi ubbi démb njàngat lu njëkk li. waaw jërëjëf Babacar jàngat bu njëkk bi de mooy xanaa sant yàlla d'abord ndax ni nga ko waxee depuis juróomi at suñ compatriote boobu Lamine Diack mu ngi France ñu téye ko fa mënul ñëw Sénégal gi mu dëkk mënul seet si njabootam te bañ ko fay téye dañ ko invité demuloon pour yàgg dañ ko invité waa France comité olympique bu France ñoo ko invité woon ndeke mbir mi daa meloon ni këppatal la ndax dafa yegg France rek ñu téye ko depuis loolu ñu ngi ko fa téye te mag la quand même ndax daanaka mu ngi si juróom-benn fukki at ak juróom-ñett fukki at ak juróom-benn. ñaar bay yóotu juróom. dimanche la am 87 ans. voilà donc juróom-ñett fukki at ak juróom-ñaar wax dëgg yàlla nekkatul xale. situation bi métti na lool si moom. kon nag bu ñu ne dañ koy àtte dañuy sant yàlla d'abord am yaakaar ni bu ñu ko àttee wax dëgg yàlla dana mën a feex nag mën a ñibbi si réew mi ndax ñun weerantewuñ benn yoon ne li ñu ko tuumaal yaakaaruñu ne wax dëgg yàlla yoon mën na ko si téye ba koy gën a finalaat donc daal le fait que ñu àtte ko lu baax la mu mën a libre enfin moom boppam mën a ñibbi si réew mi. liñ ci tudd ci xaalis ak léegi ay jokkalanteeg jëflante loola am na ñu jàpp ni yéeme na lool ci wàllu tuuma gi yow noo ko gisee. waaw ni ma ko gisee de mooy xam nga mbiru sport. monde sportif at yu mujj yi mbiru xaalis yooyu yàgg nañ ko ci yëkkati ak yooyu du moom Lamine Diack rek mën naa wax ne daanaka dirigeant sportif yu mag yëpp ci fédération yu mag yi bari na si ñu xam ne tudd nañ ci lu mel noonu boo demee FIFA bi nga xam ne parce que Lamine Diack kuréel gi mu yor mbiru athlétisme la yoroon waaye FIFA bi nga xam ne moo yor mbiru football Sepp Blatter ma ko yoroon am na si yu xam ne tudd nañ ko Michel Platini bi nga xam ni am na jamono ko xereñ la woon ci footballu France gannaaw gi mu jiite woon UEFA kuréelu Europe gi doon yóotu jiite ji FIFA sax mën naa wax ne ginnaaw yàlla loolu moo yàq carrière am mbiru xaalis yooyu donc yooyu yàgg nañ ko tudd ci mbiru football xanaa li ma ci xaw a jaaxal mooy justement comme ni ma la wax guleet dirigeant sportif mbiru xaalis tax ñu traité la comme ni ñu traité Lamine Diack ndax kilifa yooyu ma wax la yëpp kenn ku ci nekk tudd nañ la fii mbiru ger wala mbiru luubal xaalisu sport mais amul ci kenn ku xam ni téye nañ la moomatoo sa bopp comme niñ def Lamine Diack depuis 5 ans ñu teg la loxo doo demoo ñëwoo mënoo génn France loolu daal Lamine rek lañ ko def loolu daal mooy li nga xam ne lii tey na ci suñu xel sinon bu dul woon loolu wax dëgg yàlla mbir la yu xam ni danañ leen tudd léeg-léeg gëstu ba ci biir fekk dara nekkul ci danañ leen tudd gëstu ba ci biir fekk ñu def dara waaye nag ñi ñu géré kaaw Lamine Diack moom mosuma gis ñu géré ko benn dossier. loolu kon doy waar. mais loolu lan moo ko waral le fait que Platini ak Sepp Blatter ñu tuumal leen ci mbir ñu fexe ba génn ci est-ce que du ne parce que africain la ak yooyu réew Afrique yi taxawaay bi ñu waroon taxaw ngir jàppale ko loolu moo amul. waaw loolu xalaat nañ ko bu baax bari nañu ko wax te wax dëgg yàlla ñu ko wax teg nañ ko fenn ndax. Platini français la ma nga France la dëkk donc justice France bu fekkee dañ am rigueur ci mbir yooyu le ba tax ñuy final suñu compatriote Lamine Diack niñ ko def bale seen buntu kër bu dee li ñuy wax bale ci sa weewu tànk d'abord bu fekkoon noonu lañ doxalee Platini mu si jiitu Lamine Diack Sepp Blatter mi nga xam ne aussi Suisse la di tubaab réewu Suisse ak réewu France teq frontière bu fekkoon ne ba tey itam dañ tàmbale woon balee seen wewu tànk Sepp Blatter moo si jiitu Lamine Diack biir France ci boppam am na club yu mag yu fa nekk yu xam ni seen i njiit seen i kilifa tudd nañ leen si yu mel noonu ba ñu ne yoon mën koy gëstu waaye amul si kenn ku xam ni téye nañ la France mënoo dem mënoo dëkk am na sax ñu xam ne du ñu doomu France doomu beneen réew la ñu am alal jënd club bi nekk France ñuy dem France di ñëw saay bu leen neexee ñu ñibbi seen réew mais amul kenn kuñ ci téye donc
ñi nga xam ni dañu ne Lamine Diack li muy africain moo tax ñu def ko noonu juumuñu seen wax am na fu ñu ko teg am na leneen lu xam ne aussi man njort naa ko si maanaam xam nga Lamine boo seetloo moo njëkk a nekk ku nekkul européen ku jiite woon fédération internationale d'athlétisme bu mu jiite moo njëkk a nekk aussi africain bu jiite fédération sportive internationale te Lamine bilan bi mu am IAAF bilan bu mag la ndax daanaka mën nañu wax ni moom moo yóbbu IAAF fi mu yegg loola nag pour mu def ko dafa bari lu xam ni européens yi ko jiitu daan jiite kuréel gi yëpp seen doxalin bari na lu mu ci soppali bu njëkk bi mooy d'abord daf ko gën démocratiser instance bi dugal benn politique inclusive bu tax réewu tiers monde yi en particulier réewu Afrique yi ak réewu asiatique yi ak même Amérique latine ñu am cër bu xam ni musuñu ko am ci kuréel gi donc boo seetloo mais mise bi nga xam ne européens yi ñoo ko amoon IAAF di lim bu ndaw ci ay réew ba noppi am fa doole bu xam ne boo dajalee àdduna yëpp européens yi ñoom kenn ñoo leen ëppoon doole boobu Lamine Diack moo ko jeexal jox asiatique yi ak africains yi doole ñaareel bi compétition internationale yi nga xam ne réew yëpp dañuy xëccoo di ko organiser diir bu yàgg ñu concentré ko Europe ba nga xam ne daanaka bu fekkee ne benn ville européenne nekk na candidat beneen ville asiatique wala africaine nekk candidat dëkk boobu la amul benn chance pour jàll yooyu yëpp Lamine Diack indi si yeneen critère ba nga xam ne tas na organisation compétition internationale ba nga xam ne réewu asiatique yi jot nañ ci réewu africains yi jot nañ ci réewu Amérique latine yi jot nañ ci ak yooyu te loolu lépp nag def na ba xamoon nañ déjà ñun xamoon nañ parce que man Lamine Diack am na lu ñu seq ku ko jege laa xamoon nañu à un moment donné que européens yi mere woon nañ ko lool ba at yi nga xam ne moom la mujj jiite kuréel gi demoon nañ sax ba ay campagne médiatique lañ ko daan defal maa ngi fàttale ko am na benn campagne bu ñu ko defaloon di tuumaal ay 2010 wala 2011 di tuumaal naan dafa am gestion bu bon bu mu gérer IAAF ba nga xam ne IAAF mu ngi bëgg a daanu parce que li indi woon loolu booba kër yi nga xam ne ñoo daan sponsoriser athlétisme Europe ñoom ñëpp dañoo lëkkaloo woon mel ni daal dañoo jox athlétisme bi ginnaaw jubluwuñ si woon dara lu dul indi Lamine Diack kuréel gi ay jafe-jafe ba Lamine Diack jógee fa mais loolu mën naa wax ne xereñu Lamine Diack ak pexe moo ko poussé woon mu ubbi ay perspectives yu bees si réewu asiatique yi fu demee ni Corée du Sud fu demee ni Japon fu demee ni Russie ba nga xam ne si sponsoring moom indil na fexe na ubbil IAAF ay bunt ñu mën am lu ëpp lu ñu daan am bi ñuy digale ak réewu européens yi te balaa muy def loolu nag fekk na presse bi en particulier presse britannique bi dañ si doon def titre yu garaaw di wane ne que IAAF dañuy dem fayit amatu ci xaalis amatu donc day mel ni comme si amoon na benn lëkkaloo benn complot bu amoon ci Europe pour rek taxal Lamine Diack daaneel ko donc Lamine man li ma jàpp mooy européens yi dañ doon nguuru bu baax ci athlétisme parce que seeni réew boo ko xaymaa ci lim dañoo bariwul mais seeni réew li mu néew ci lim dañoo amoon benn hégémonie ci athlétisme mondial ba nga xam ne lu leen neex la ñuy def ñooy buur ñooy bummi te loolu nag bi Lamine Diack jiitee athlétisme la loolu dakk mais ci wàllum fee yi maanaam ci wàllum mbir yi ni mu demee wàllum fee yi démb ki jàll démb Gabriel Dole nekkoon responsable médical bu association mondiale antidopage li mu am mooy loolu lu am la mais Lamine Diack moo waxoon nañu noppi ger gi am na waaye buñ ko waxee sponsor dañuy daw te jamono jooju IAAF dafa nekkoon ci jafe-jafe est-ce que lekkul loo xam te ne xëy na da koy dugal wane ne mbir yi am na lu ci am. waaw mais xam nga bu fekkee Gabriel Dore moom daf ni athlètes russes def nañ dara lu ñu leen toppee waaye Lamine Diack moo ne woon bu ñu leen topp ndax bu ñu leen toppee sponsor yi dañuy daw loola logique monde sportif dafa am à part bokkul ak peut-être ak ñun suñu logique parce que sponsor indiwul xaalis def ci poche Lamine Diack kuréel gi ci boppam lay indil xaalis te kuréel gi nag xaalis moo koy doxal donc xëy na Lamine Diack ba mu koy wax jubluwuloon ci xaalis bu xam ne dañ koy indi defal ko ci poche am lim ci indi woon mooy traverser benn période bu jafe pour que bu ñu ci génnee ensuite ñu mën appliquer seeni règle seen règlement man noonu laa gis naa ni xëy wax dëgg yàlla ku xam ni
man parce que man nekk naa militant sport lu yàgg dirigé naa équipe dirigé naa zone dirigé naa ODCAV. ca Nioro ORCAV ainsi de suite waaw Nioro. dirigé naa ODCAV Nioro lu yàgg siège naa ORCAV Kaolack siège naa ONCAV donc xam naa mbiru sport te xam naa ni logique du sport léeg-léeg méngoowul ak logique gu société bi wala république bi ba tax lii Gabriel Doré wax. am nañu ne li tax Lamine Diack waxoon ko loolu mooy nañu dëgg bal bi waaye bu ñu weesoo li ñuy weesu ñi ñu war a teg daan ci wàllu dopage yëpp ñu teg leen ay daan. noonu la ko Lamine xalaatee woon donc loolu boo ko xoolee Lamine Diack li mu jiitaloon mooy kuréel gi la jiitaloon mais du lu xam ne daf si jiitaloon njëriñu boppam buy dem si poche am te loolu nag man lu ma mën comprendre la lu xam ni yow Babacar sportif nga mën nga ko comprendre donc gisuma si lu xam ni daal waroon nañu ko si tuumaal di ko si fitnaal parce que du lu xam ni daf koo def pour am jëlee si dara pour dugal si poche. Alioune Fall ancien journaliste nga léegi ministre conseiller nga ca wetu Macky Sall moomu nag li ñu koy tudd ci mbirum Lamine Diack tamit bëri na lool ci ne lii ñuy wax nii yëpp cay jamono Lamine Diack jël na xaalis dimbalee ko Macky ci politique ba muy nekk ci opposition bi. waaw loolu biñ koy njëkkati Lamine Diack si boppam moo si tontu leeral ko parce que Lamine depuis France à l'époque tontu na nee na loolu amul musul digaale ak Macky Sall mbiru xaalis te loola mu wax moo am te maa ngi yaakaar ne procès bi dana ko leeral gis naa démb bu ñu yëkkatiwaat ko waaye ñi ko yëkkatiwaat ñoom ñoo gën xam ne li ñu wax amul ndax Macky Sall musul teq xaalis ak Lamine Diack man je suis bien placé pour ma wax si parce que comme li ma la wax léegi bon conseiller président Macky Sall la Lamine Diack à un moment donné mën naa wax ne conseiller am loon la conseiller consultant am loon dama ko doon xelal lu bari te ñoom ñaar dox naa seen diggante dara ba ñu xamante te mën naa wax ne la Macky Sall avant mu nekk président ñaari yoon la mës toog ak Lamine Diack li ñu njëkk a toog ñoom ñaar 2008 la dañu ne woon Lamine Diack ci boppam moo ne woon dafa bëgg a gis Macky Sall man maa jël Macky Sall jour boobu ci sama oto Macky yóbbuwul otoom yóbbuwul chauffeur am sama oto laa taal Macky toog ci sama wet ma dawal oto bi indi Macky Sall kër Lamine Diack présenté ko visite de courtoisie woon ñu waxtaan quelques minutes tàggaloo dem keroog la Macky Sall gëj toog ak Lamine Diack ba élection présidentielle 2012 bi ñu waxee Macky Sall mooy dem deuxième tour moom ak Abdoulaye Wade Macky Sall dem di rendre visite de courtoisie dirigeant assises nationales yi à l'époque boo fàttale ko assises nationales dafa amoon Amadou Mahtar boobu moo ko doon jiite Macky Sall da doon leen rendre visite pour aussi wax leen ñu jàppale ko ci deuxième tour bi ndax premier tour bi ñu ci bari ànduñu woon ak moom bi mu jógee kër Amadou Mahtar Mbow mu jaar kër Lamine Diack mbooloo la àndaloon avant Macky Sall nekk président ñaari yoon yooyu la mu toog ak Lamine Diack donc digaale wuñ amuñu woon sax benn proximité bu war tax Lamine Diack di jël alal di ko financer Macky Sall leneen li ci nekk mais moom si boppam wax na ko de Lamine Diack ci boppam xam na ne ci 2012 ngir Abdoulaye Wade daanu dimbali na ay opposants ñu nekk ci opposition bi jox na leen xaalis ngir ñu daane Abdoulaye Wade. mën na am waaye Lamine la Macky Sall bokk ci dama lay delloo ji ci contexte 2012 bi 2012 bi ñuy dem contexte 2012 bi li ko jiitu mooy contexte assises nationales yi da nga boo fàttale ko à un moment donné benn pàcc bu am solo ci opposition bi ak société civile bi ak ñeneen dañ doon organiser ay assises nationales yooyu Amadou Mahtar boobu moo ko jiite woon Lamine Diack bokkoon na ci kilifa yi nga xam ne mën naa wax ne ñoom lañ bàyyale woon ñoo doon bàyyu assises nationales yooyu bi ñu demee ba ci génn daf ci am ñu yëkkati woon ñu bari ci assises yi ñu yëkkati woon idée wu def benn candidat unique maanaam ñoom ñëpp ñu lëkkaloo def benn candidat bu xam ni dañ koy jàppale mu daan Ablaye Wade pour def li ñuy wax transition ci ñaari at soog a mën organiser nag élection yu xam ni comme neex nga bokk ku gagné rek falu donc idée bu taxawoon la ci assises nationales yi ñu bari dañ ci jàppoon ñu boole woon ci aussi ne candidat boobu nga xam ne moom la ñu war jàppale pour mu def transition warul jógee ci parti politique Amadou Mahtar Mbow lañu ci njëkk a xalaat dinañu ne Amadou Mahtar Mbow décliné na nee na moom du mën nekk candidat boobu la ñu ci bari après xalaat Lamine Diack ne war na mën nekk loolu xam naa li may wax parce que comme li ma la wax Lamine man ku ko jege laa dañ doon waxtaan bu baax
moom si boppam xamal na ma nee ma kilifa yu bari si assises nationales yi war nañ ko ne ko transition bi yaa ko war porter donc moom mi ngi doon préparer pour nekk candidat li may bëgg a wax foofu mooy d'abord Lamine ba muy préparer élection 2012 préparer ko woon pour beneen candidat mais daf ko doon préparer pour boppam bu fekkee candidature unique gu assises nationales yi war na nekk ñu porter ko si moom mu mën dem campagne donc moom loolu la doon préparer bi mu demee loolu leneen li ma la mën wax aussi mooy bi ñu demee ba nga xam ne candidature boobu nekkatul Lamine Diack bu fekkee ne am na candidat bu mu doon jàppale mënul nekk Macky Sall naa la wax lu tax mënul nekk Macky Sall ndax candidature unique boobu bi ñu ko tegee Macky Sall moo njëkk a taxaw si leader d'opposition yi ne moom gëmul candidature unique du dugg si schéma boobu ndax partim daa juddu pour dem à la conquête du pouvoir partim dafa fas yéene présenté candidat te moom la ñu wax moom la ñuy présenté donc moom day nekk candidat par contre du dugg si loolu Macky Sall bi mu jëlee position boobu boo fàttale ko ñoom waa assises nationales yi mere woon nañ ko mën naa wax ne daanaka si benn posture d'hostilité la ñu nekkoon vis-à-vis de Macky Sall daanaka yemale ko Abdoulaye Wade ba nga xam ne seen objectif c'était non seulement de battre Wade mais également de battre Macky Sall loolu moo doon posture bi ëppoon si assises nationales donc si condition yooyu Macky Sall mën naa la wax ne la il ne pouvait pas être le candidat de Lamine Diack am na lu xam ne mësuma si wax ak Lamine Diack mais gëm naa ne sañ naa taxaw wax ko te xam naa ni bu ñu ko vérifié woon ci moom aussi loolu kenn du ko weddi mooy premier tour 2012 Lamine Diack voteelul Macky Sall parce que Macky Sall n'était pas son candidat donc 2012 bu fekkee ne Lamine Diack am na moyens yu mënoon jàppale ay candidat opposition mënul nekk Macky Sall xëy na candidat yi nga xam ne dañoo ancré woon ci biir assises nationales yi candidat yooyu la mën nekk mais pas Macky Sall. kan moo nekkoon candidat Lamine Diack premier tour. pardon. ku nekkoon candidat Lamine Diack premier tour présidentiel 2012. non xamuma ko mënuma la ko wax mais xam nga biir assises candidat yi nga xam ne ñu ngi ancré woon ci biir assises yi boo xoolee moo doon candidat wu Benno Siggil Sénégal à l'époque muy Moustapha Niasse ak Benno candidat. Benno ak Tanor. voilà ñaari candidat yooyu mooy candidat yi nga xam ne ñoo gënoon ancré biir assises nationales bu fekkee Lamine Diack am na ku mu woteel wala yooyu ñaar ñooñu peut-être ci la ñuy seet candidat wu Lamine Diack mais pas si Macky Sall Macky Sall nekkuloon candidat Lamine Diack premier tour deuxième tour la ko Lamine Diack jàppale comme ni ko Ousmane Tanor Dieng jàppale deuxième tour naka yàlla yërëm comme ni ko Moustapha Niasse jàppale deuxième tour comme ni ko Idrissa Seck jàppale deuxième tour parce que ñoom ñëpp kenn ku ci nekk premier tour da nga utal sa bopp yàlla mi yor dogal ne Macky Sall mooy dem deuxième tour ak Abdoulaye Wade ci lañ rallié wu ci Macky Sall ñoom ñëpp jàppale ko mais premier tour Lamine Diack gëm naa ci sama xol ne voteelul Macky Sall parce que du Macky moo doon candidat am te bu fekkee ne Lamine Diack am na lu mu jàppalee candidat aussi candidat boobu nekkul Macky Sall te mënul nekk Macky Sall. jërëjëf donc mbiru xaalis bu Lamine Diack jox Macky Sall loolu moom wax dëgg yàlla waxu mauvaise foi la ak waxu xëy na ku am yéene yàq waaye njort naa ne procès bi dina leeral lépp et que bu ñu génnee ci procès bi danañ bàyyi di tudd turu Macky Sall di ko tudd ci yu mel noonu parce que yoonam nekkul. jërëjëf Alioune Fall.